politique lépp ay calcul la. man góob sax ni ñiy créer ay liste parallèle dañu dem ak seen jubu bopp. defuñu rébellion de est-ce que du jeu. parce que seen candidat Macky Sall di désigner pour mu représenter askan wi ñàkk def lu am solo ci askan wi mun na leen bañ a jox confiance à 100%. donc ñoom beneen candidat parallèle boo xam day wuyoo au nom de leur coalition duñu ko bañ parce que bu dee ñoom ñaar xëy na mun nañu gagner mun nañu fragiliser ñi nga xamante ni bi ay liste la ñuy nekk ci opposition bi kon bul jàpp ni ñoom rébellion la parce que gis nga coow lu Sénégal. amul kenn kuy naane ci mbalkam Macky Sall et pour ko tenir tête loolu amul jeu politique la calcul politique la ñoom ñoo créé seen ay liste parallèle kii damay ànd ak Macky kii damay bu ma Macky falee ma def ko bu ma falu Ndofène Fall fan la bokk APR la bokk bi muy dem liste parallèle la gagné woon moom sax mun nañu am confiance ba sam parce que Macky woo na leen ba palais waxtaan nañu mën ko monsieur le président damay dem ak sama liste bopp xëy na boobu amoon na confiance ci askan mais dama ni liste parallèle yu bëri yi juddu Fuuta fippu nañu ñeneen fippu nañu fippuwuñu de Macky Sall kenn yabu ko pour di naane ci mbalkaam naan ko li ngay def du fi amee jeu la bu ñuy jouer rek pour néewal doole yeneen liste opposition yi ci gox-goxaat yi parce que kay fippu moom moment bi mu fipp balaa askan wi yeewu day fekk ndax na lëre ne askan wi góomu politique Macky Sall lay wax xam naa ni gox bi defuñu fi dara su ma gañee bokk ci gouvernement bi dinaa yóbbu seen jàmbat ci kaw xamal leen ni defoo leen dara ci sama localité ay jeu la rek mais gars yi di wax ni nekk suuf Macky Sall kenn du ko ci contredire waaye nag jeu boobu askan ñoo ci war a yeewu am confiance ci ñi ñuy gis saa su nekk doon ay mouvement doon ay parti politique féete ak ñoom ci localité bi bokk ak ñoom seeni ay métit mais pas décision bi pouvoir bi jër wala je calcul yi ñuy def noonu ñu fekk si leen si ba toujours seen ay localité des ci loxo yi ñi nga xam ñoom ñoo ko jiite woon. voilà Abdoul Mbaye moom sa mbuur léegi. non voilà renseigné woo ko aussi. non pas encore nañu la bàyyi nga gëstu ji après ñu doog pas encore mais man damay ànd ak Bamba Fall ci li wax de. opposition pacifique Sénégal jàmm la laaj. mais boo dëgmalee ci élection locale nga gis ni ay intimidation dafa am ay xuuxal dafa am mais il faut nga def face. toujours nguur dafay soppi nit ci mu foog ni lu ko neex def et da koy fàttaloo aussi que dëkk bi du ndono te lu ñuy jaay. nit ñi am nañu sañ-sañu joxe seen xalaat nit ñi am sañ-sañu jiite seen localité nit ñi am nañu sañ-sañu joxe seen li ñu njort aussi autorité administrative yi. préfet yi sous-préfet yi ñooy état ñooy ndayu nit ñi foog ñu bàyyi di wati taxas genn wet maanaam boo nekkee homme politique féete ak état loo tàccu ñu tàccule la ci bu fekkee homme politique nga te féetewoo ak état li ñu lay xañ dafay bëri te loolu jaaduwul boo nekkee ndey ji seex da ngay tëddee njaaxaan naay opposition il faut nga dëgër il faut nga def face quoi surtout bu fekkee sa population yow la ñu àndal li ñu doon wax muy bi Macky Sall jënd jeexagul te war na leer parce que njëg ba léegi tënkoogul fenn. nawet bi di ñëw nag baykat yi. nawet baa ngi ñëw baykat yi gis nga ingénieur agronomie dañoo grève bu mujj wàcc ci mbedd mi def ay manifestation li ñuy jàmbat mooy seen taax yi màgget na màggetaay boo xam bu tawee mën na daanu ci seen kaw. te menacé nañu ni dañuy téye analyse yi nga xam defoon nañu ko ci wàllu semence certifiée ak wàllu suuf si ba xam nu ñuy waajal nawet bi. ñu ngi ci jamono joo xam ni kenn mënatul a contrôler marché bi. diw gi dafa yokk ceeb bi dafa yokk yàpp bi dafa yokk tabaski gaa ngi ñëw te ñiy jàngat ñëpp nee nañu balaa tabaski gi ñëw mënoo fexe diggante ba xar inondé donc ñu ngi séentu ay xar yu manqué ci situation boo xam ne jënd benn xaru 50 000 sax am na ñu bëri ñu mu jafe ci ñoom mais dafa am leneen lu gën a grave affaire ngóor jigéen gi affaire ngóor jigéen gi ñun demandé wuñu Sénégal mu wax ni duñ ko mus a réglementé góor jigéen ñoom ñu jàng tubaab ni ñu koy woowee contre nature. contre nature normalul alors. loo xam boo koy dafa nga xam ne lii du mooy li naturel kon normalul kon ndax ñun dañuy demander ñu naan dañu koy réglementer wala dañu koy nangu. loolu du débat loolu daf la dañu ni dañ ko criminaliser. ku ñu gis ngay def yëfu góor jigéen ñu xam da ngay participer ci liy nërmeelal jikko yi nërmeelal koom-koom gi. nërmeelal comportement yi. te ñu bañ laa bundu xataal boo dénoncé góor jigéen mais tey ñu bëri dañuy taxaw bëgg a dénoncé góor jigéen duñu ko sax ñemee
bañ ko la xuppu bañ ko la menacé bañ ko la rey bañ ko la sàkkal pexe mais loolu ba kañ dëkk bi ay lobby bëgg ko accaparer ci wàllu ngóor jigéen ci wàllu franc-maçon ci wàllu nangam c'est-à-dire que dem ba yàq pas-pas yi nga xam moo doon tax bi yow ma naw loola yow man ma respecté la mu dund ak yow ci wàllu jàmm li doon tax ñuy dooleel démocratie ku mën gagné ci élection mu tegu ci wàllu yoon boo ñuy tuumalantante ay sàcc ci carte ñu tuumalantante suñu diggante mais c'est nous dans nous mais léegi yeneen yi ñu ci bëgg a insérer yenn saa yi yow taskatu xibaar nga jàllale ay mariage yu góor jigéen ñetti fan ñeenti fan ñu ni bàyyi nañu leen parce que kenn fekku leen ci mbedd mi mais li gën a graaw maam di gën a dooleel góor jigéen ma ci interpeller kilifa yi gis nga yow maam maag yow góor bu ñu nekkee sama oto guddi laqatu quelque part di waxtaan bu police ñuy bu fëggee dañ naan ko dañuy waxtaan suñu waxtaan àdduna mais bu dee mag jigéen ñoo nekk sama oto bu ñu ma fëggee attentat à la pudeur la ñu may jàpp et c'est très dangereux maintenant day permettre góor ñuy doxaanante et du permettre góor ak jigéen ñuy doxaanante et c'est très dangereux wax ci point yooyu tey yitteel Sénégal mu ëpp solo fop local dañu ñoo ko jouer pour divertir nit ñi et c'est très dommage loolu nga wax may ngay am liggéey boo xam ni ñaari at lay yem liggéey boo xam ni ci jëmbat garab lay yem ak ay teg ay pavage ci ndaw lu am maîtrise ndaw lu am doctorat xam nga loolu joxul ndaw espoir loolu dina tax lii nii da leen di dimbali ci projet boobu ñu am pour utal ndaw ñi liggéey mais maam dañu am gouvernement boo xam ni day bàyyi askan wi ak boppam gouvernement boo xam ni dafa gaaw ci réagir bu fekkente ni bi intérêt politique mu ngi ci li koy firndeel mooy boo seetee tey fi réew mi toll bu gouvernement ne mënut a contrôler yàpp njëg gi mënut a contrôler diw njëg gi mënut a contrôler ceeb njëg gi ak yeneen yoo xam ne dafay dugg ci réew mi et barki dem bi ñu defee benn opération def benn descente ancienne piste bi muy opération bi ñëpp rafetlu ñaata nit la ñu jàppandoo tout est que manque junniy nit 800 et quelques et mu nekk opération bu am solo boo xam ne feeñal nañu fa lu nekk prostitution ay agresseurs ku doon exploiter ay xale ku ne feeñal nañ ko fa ak yeneen liggéey yoo xam ne jaarul ci yoon pour wax la ne état mun na lépp te antan na ko mais dafay mel ni day seetaan askan wi buy souffrir et ñun dañoo doyal ci système nazi système bi nga xam ni moom la Hitler doon doxalee Hitler ba muy jàngal ay politique am àdduna politique ay ñi mu àndal ay partenaire am dafa suqi ginnaaw ba mu set sànni ko ci sedd bi ci neige bi glace gi jàpp ko lu ëpp 1 heure de temps ñu continuer di réunion rek bi ñu dugalaatee ginaar gi bi ñu ko sànnee lekk kenn déggul mu sab kenn déggul mu yuuxu li ko yitteel dong mooy ñu sàng ko ak lekk gi mais ñun foofu la ñuy yóbbu tey Sénégal maam fu dégg séddale ceeb xale yaa ngi daw fu ñu wax liggéey tey bu ñu ko annoncé woon tey balaa ngoon nga am téeméeri junniy demande mais xooxloo googu ñu xooxloo askan wi moo war a dakk dañu war a def partage de gâteau jënd roppalaan jënd bateau tabax château ñu partager point stratégie ci wàllu habitation jël yeneen i habitation yi ñu am ay avantages jox ko ay entreprises internationaux étrangères tey ñaata entreprises étrangères ñoo occupé ay hectares ci suufu Sénégal mais ndax lan yooyu yëpp boo ko dajalee da nga naan gis nga système nazi boobu la ñu doyal liy génn ci Sénégal nañ ko partager ak waa Sénégal. il est temps ñu bokk li nga xam moom la ñu am te ba ñuy jiital wàllu tey boo demee ci politique bi fii ci gox-goxaat yi ñi féete ak nguur gi doon ay soi-disant DG wala beneen takkatal ndomba tànk. xoolal seen ay descente ci village yi ay oto yu mel ni ay roppalaan. bu ñu nee cëpp ak seen ay garde du corps xam nga ko mos a benn village bu mos a gis mbër ñun suñu village boo fa nee cëpp ñetti garde du corps waa dëkk ba yëpp dañuy paniqué. boo leen nee voté leen ñoom ñëpp lay voté même xeetu nappaate psychologique yooyu Sénégal daf ko war a dépassé. te ñu respecté nit ñi place bi ñu nekk ñu teg fa nit ñi. parce que bu ñuy exister ñoom bay jiite Sénégal am état nit ñi ñoo tax. politiciens yi nañu yeewu waay te ñoom matuñu 2% ci askan wi ah. te bëgg ñoo sonal. ayca ñu jàll. ci fekk si muy faaw ñu xam ci ban élection locale wala présidentielle benn jéego lay taxawee. loolu dama ci ànd ak Birahim à 100% mais dama ci yokkaat ci ni li Bougane di def moom la chef de le parti opposition yëpp war a def parce que opposition salon il faut ñu xewil ko. foog ñuy. dénoncer ce qui se passe ci génn saal yi waaw ak mbedd mi dem wan gouvernement bi ni ko fii nga jóge nii
li nga wax ni moo fi nekku fi. def nga fi tel kii infrastructure li nga wax noonu amu fi. wax nga tabax nga fii école bi loolu amu fi. pour yee askan wi pour xamal leen li xew. gis nga même bu fekkoonte woon du wàllu politique même la presse am na ci rôle même société civile di dem ci àll bi fi gën a sori pour génne wane souffrance su population bi. xam nga ce qui se passe ci Fouta ak Saint-Louis ci fan yi ñu génn bu fekkee da nga contenté wu rek ci ay discours ci waa gouvernement bi da nga naan Sénégal lépp mojj alors que majorité Sénégal tampi mais tampi boobu nag da ngay dem sur le terrain découvrir ko woon puis génne ko que Sénégal xawma woon ni am na banaana bu ñu fiy bay ba mu yàqu. am ñoo xam ne xam ñu sa Sénégal la ñuy bay banaana fooguñu ni am na quantité bu toll noonu ci banaana bu yàqu et gis nañu fi ay baykat yu ñuy interpellé parce que dafa am ministre bu doon jaar yoonu jandeer ñu jël seeni ay saaku soble di ko sotti ci kaw tali bi wan ko ni lii ñu bay ba noppi mënuñu koo jaay et loolu ci jamonoy koor gi la nga xam ne li des ci korite gi bariwul moment bi ñuy soxla soble ñu ngi wax wàllu élevage njiitu réew mi moo fi digge woon criminalisation vol de bétail ba léegi kenn gisu ko càcc jur gi dem ba sonal béykat yi ba kenn sàmmkat yi ba kenn mënutu la def élevage bu dëgër ba tey pénurie mouton am fi bu fekkee ubbiwuñu gaawantuñu ubbi frontière yi ak ay mesures yi muy àndal tabaski gi nit ñi dañuy dund souffrance yooyu da nga koy wane di ko génne te opposition bi seen kàddu dafa am crédibilité ci askan bi ak seeni ay militants surtout donc ñoom itam faaw ñuy génn Ousmane Sonko dem Casamance Déthié Fall fekki Bougane ci wàllu bi ak Saint-Louis ak Cheikh Bamba Dièye ñeneen ñi génn ñu dem Matam Tamba pour wan gouvernement bi ni ko ni nga téye Sénégal dese naa baax Sénégalais yi dañu sonn jamono ji mu bañ a yem ci wax mais moomeelu Sénégal du ñu bàyyi rek mu tënku ci benn 2% wu population bi après ñi si des di souffrir toujours ñu bàyyi noonu di manifester fii Dakar ñu leen di dóor ay lakk xanaa xamoo ma ne ku bëgg Sénégal yokk ci koom-koom surtout damay alerter opposition bi ak activistes yi nga xam ne man ci ñoom laa bokk dama leen di alerter ni leen bu ñu bëggee xeex ndóol gi ci Sénégal participer ci wàllu koom-koom nañu éviter sax marché yi tax ñu leen di tóor ay lacrymogène parce que lacrymogène coûte cher ci budget bu Sénégal nañu moytandi ko sax loolu dem sur le terrain génne les règles. wax ko jafe-jafe yi ndax autorités yi nga xam ne ñoo nekk sa gox ba souvent duñu joxe la bonne information. loolu moo jaadu woon malheureusement duñu permettre ñi ñuy fekki ñu mën a manifester li leen métti ci ay pancarte ndax ay nervis yu ñu yóbbaale ku manifester ñu dóor la gaañ la damm la violenté la alors loolu moo jaadu woon njiit réew mi doon na jaadu mu wàcc sur le terrain ñu génne ay pancarte muy dox di xool di dégg nit ñi mais léegi au lieu ñu permettre population ñu génne ay pancarte mais responsable politique ya fa nekk ñoo yóbbu seen ay militants nous soutenons diw on est derrière diw kenn ku nekk di wane yow sa dayoo sa tolluwaay ci kanamu njiit réew mi et loolu moo grave parce que njiit réew mi fi mu dem gis na fa ay coono ki jafe-jafe ba ci yoon bi muy jaar xam na ni yoon bi yu tali bii muy jaar xam na ni dañu wàcce oto yi xalal ko otoom lu mu neex gis ne secours yoo xam mënoon na ñàkk kon xam na jafe-jafe réew mi loolu benn la ñaare bi ci des insécurité bi am di fa mu nekk ci Fuuta la def benn tweet pour métti lu xale yi dee ci géej gi donc xam na lépp lu xew ci Sénégal donc na bàyyi nit ñi wax seen xalaat yeneen responsable yi bàyyi nit ñi wax seen xalaat ñu bañ a bundu xataal askan wi tëj leen ci benn butéel rek duñ joxe seen xalaat mais maam may waxaale waa M2D non ñu doon def conférence de presse ñi Mouhamed Diop def seen communiqué bi léegi ñoo lànk aussi damay weccoo ak ñoom sama xalaat nañuy dem sur le terrain ay jeunes lañ gis nga li xewoon ak Guy Marius Sagna fële Pointe Sarène xawma ñaning bu mu leen tax a découragé nañuy dem sur le terrain ñoom itam di génne di def ay points de presse comme ni ko mouvement Y en a marre doon defee 2010 2011 dem sur le terrain dem Kaolack dem Tamba dem waxtaan ak nit ñi déglu seen ay kàddu yu jàmbat def seen ay foire des problèmes Sénégalais yi ku nekk génne li ko metti gis nga tey fii njiitu réew mi defee démb conseil des ministres bu ñu génnoon ay 50 kilomètres daañu gis ay jigéen yi souffrir ci wàllu malnutrition ay jigéen yi souffrir ci bu ñu bëggee am doom du ñu am fu ñu amee doom yooyu dañu ko war a génne pour wan njiitu réew mi ni ko fii nga jógee foog ni lépp mujj alors que lii nga fa bàyyi tout est tant pis tout est tant pis ñu àddu jëmale ci wàllum démocratie fii ci bokkut ñoom xalaat ñu jàppale adversaire bañ la jàppe ennemi loolu dong moo mën a nekk solution ci jamonoy Léopold Sédar Senghor jamonoy Abdou Diouf yi doon am ñu ko doon bàyyi muy jàll ci ay cas Blondin Diop ci ay cas Moustapha Lo ak yu mel noonu tollatuñ ci jamono jooju dañu toll ci jamono ju nit ñi dañuy màgg politiquement ñu foogoon ni ñi màgg tollook ñun génération daañu am
connaissance daañu am xel mu dalu boo faloo li ngay falu dem bàyyi mais foog nga ne yow boo faloo toujours yaa ngi def ay tricage yoo xamante ni da nga bëgg a toog continuer wàllu dictature fii ñi da nga koy xalal ci askan yaa fa instauré fitna da ngay respecté ñi nga jiite respecté la xam nga li nga leen di respecté nga am ci ñoom amour ba ñu xam ko nga am ci ñoom yërmaane ba ñu xam ko nga am ci ñoom njéggal ba ñu xam ko ce qui se passe ci fan yi passé ci affaire violence yi fi amoon lan moo ko sababoon ay montage politique yu ñàkk fayda yu doy di yoo xam ne yooyu mooy indi ak noonoo ci diggante parce que am na yoo xam ne koo ko def mënut la bëgg ba faaw jikko li bindkat bi doon wax Sidy Lamine daana ko wax ndam si yàlla sax bu jikko yàqu ci askan lépp yàqu na jikko nag li koy defar mooy ñu delloo soit cofeel seul cofeel ci sénégalais mu bëgg Birahim si sénégalais bi nekk ca fongali mi am cofeel ci yow nga am cofeel ci moom sénégalais bi bañ a toog ci ginnaaw clavier am di la saaga te mu wóor que ni moom bu toogee teg loxoom ci kaamil yaa ko gën parce que boo jàppee nit ki moo la gën doo ko ŋàññi te bu boobaa di nga am respect boo ko jox yu mel noonu bu ñu ko instauré ci Sénégal jàmm am mais doxalin bii ma gis nii dem ba nguur di jël di recruter ay góor yi ñuy agressé nit ñi loolu du jeexal fitna parce que koo dóor mu fayu ndax ku ëppul mbokk mënu koo jëwat Sénégal du ndoonay kenn moo tax nag faaw ñu dellu soit ñi jiite nañu jubal te doxal am ñeewante yërmaani nit ñi jàmmi Sénégal ci seen loxo la dépendre itam commune yi nga xam dañu am géej ñu am vision quand même c'est vrai que seen budget doyul am na lu ñuy xaar ci gouvernement bi mais géej dafa yomb a liggéey le fait ñuy jël plage autorisé jox ko benn privé Birahim Touré mu tabax fa benn restaurant benn cabane et cetera mën fa investir mais benn nit boobu li mu mën mais commune bi ko dàq parce que mun na def préfinancement am na projet bu baax bu muy am mais banque ba mu dem mu financé ko parce que commune la institution la donc commune yi nag ñoo ñàkk vision tellement tey doo jël lépp teg ko ci kaw ndodd état bi commune bu am vision sax nga am géej war nga mën a xalaat recruter yow sa ay même sécurité bopp non seulement ay maîtres nageurs mais benn genre brigade boo xam ni dañuy doxantu ci plage bi mun naa tax du am ay agresseurs mun naa tax du ñu fa néewal doole ay jigéen ba noppi aménager ko mais maire yoo xam ni juuti ak impôt rek la ñu xam ak mandat bu illégitime non vraiment itam mairie Sénégal yi am na problème fonds de dotation dañ koy demander seen 80% fonctionnement la investissement nada c'est-à-dire commune aussi doxewul noonu dëkk boo dem ci àdduna mu développé dañu am gouvernance locale buy wane ni commune bi day nekk ma daraan ku ko darul mu dar boppam mais commune Sénégal moom vraiment talal loxo rek fonds de dotation rek mais boo xam mënoo bind surtout ñu dénk la dëkk bi c'est un problème am na fi mënu jàng benn ay alxuraan mënoo bind mu jaar amul c'est jël seen numéro Arabie Saoudite rek jàpp nit ñi di leen saaga ay numéro Arabie Saoudite rek 966 temps yi moom leen jël xaw ma fu ñuy jëlee piis yi. laa nuyu. maa ngi lay fay bu baax maam. honorable député Mame Diarra Fam mu ngi lay nuyu. maa ngi koy ziar maa ngi lay nuyu di nuyu ñuy seetaan. c'est-à-dire que man dama mënut a weddi li ñu joxe comme xibaar. ni dafa xaru mun ma ko weddi. parce que boo ko weddee lan nga fay teg. am na ay jalgati yu am bu fekkee am na altercation. police def naka sudul noonu bu boobaa ñëpp am nañu droit def face police ñaaw loolu mais boo nekkee organisation droit de l'homme ngay wax am crédibilité dafa am yenn propos yoo xam balaa moo génn da ngay xaar enquête bi noppi. ba pare comme enquête bi mu ngi en cours. mais mënoo tëb incriminer police ci ku ñu ni dafa xaru mais bu fekkoon woon tey sax booy jinne moo xaru xel yi gën a mën a tey mais ki nga xam ne complice am la woon du ci càcc gi du ci raw gi ci kaso bi mais complice am pour mu génn Sénégal ñu jàppandoo leen. kooku ban intérêt la police di am pour sàkkal ko pexe. te amul altercation à plus forte raison gendarmerie ñoom ñoo ko jàpp indi ko Dakar ñoom ñooy mën a enquête bi donc lan moo ci war a mën a mêler police pour ñuy am xel bu tey wala doute ci nii waa ji xarawul am na yoo xam ne aussi parce que lu mën di am police dañuy def ay njuumte comme ni ko journaliste yi defee. douane da koy def parce que nul n'est parfait. mais bala ngay incriminer lëf te mu nekk ci enquête te nga am confiance ci enquête boobu mais da ngay bàyyi mu terminer ba noppi c'est-à-dire que souvent ñu jéem a protéger nit ci acte yoo xam ne def na ko dafay tegu ci wàllu fumiste gis nga nit mënut a foog bokk ci fee yoo xam ne xëy na bakken daf ci rot wala jëf yoo xam ne xëy na crime la woon ci première fois ba mu dawaat te yëpp ñëpp ñiy wax noonu ñëpp xam nañu ni yoon bu ñu la daanee juróomi at boo dawee boo ñëwaatee am na yeneen juróomi at yu ci yokkuwaat avant ñu lay àttewaat mais totaliser 12 fois yi nga xam booy jinne daw na ko benn bu nekk nga xool
benn yoon bu nekk nga xool ñaata lañ ko tegoon comme peine et ñu osé demander que penam jeex na c'est-à-dire dëkk bi dafa mel ni amul yoon gis nga sentiment ñun ñëpp ay mbokk lañ bëgguñu lu ñaaw mais gis nga alxaqu dëgg lay doon du mus a changé mënuñu nekk ay fumistes yi dañuy dóor chaque jour ci lu féete ak nguur wala république non parce que bu ñu amee liberté di wax république boobu moo tax bu amee ci biir république ñoo xam dañuy jalgati même bu ñu contre république ñooñu dañ leen di contre ñoom itam wax leen ni li ngeen di def du dëgg gis nga Sénégal bu ñu cautionné banditisme bu ñu cautionné ak sàcc bu ñu cautionné daw ci kaso bu ñu jël ay tuuma itam teg ko ci kaw ñoo xam ne ay honnête citoyen lañ police bi nit la gendarme bi nit la douanier bi nit la comme politicien bi ni mu nekkee nit mais parce que opposant la fi ma xool ngay xool je suis désolé droit de l'homme dañu koy wax mais nañu xool que ñi ñuy accuser itam am nañu ay droit donc bu ñu honnêté nañu bàyyi enquête bi aw ci yoonam bu ñu eggee bu ci cëppaandaw ja du bëkk dem la ñu sanctionné ay policiers yu bokkoon ci booy bi ñu doon dàq Fatick sa Fatick Jakarta ba mu taxawul leen ci kanamu baax yi atte leen ñu ngi mëne yeneen enquête ci enquête Touba la même chose ñu ngi mëne enquête ci policiers yi nga xamante ni bii booy yi deewoon ci manifestation yu mujj ñu ngi def ay enquête mais attendons voilà Mamadou Fofana waa ji xam nañu ni police bi ñu koy jàpp amoon nay jàppante kenn du jéem a de douane police mais loolu daf ci amul dañ ko jël transféré ko foofu noonu pour mu dem toog fa mais tey ñi bëgg a ñoom atte xaat juge xaat chargé xaat est-ce que ñoom ñoo gën a responsable commissaire bi nekk foofu il faut arrêter itam ci wàllu politique itam bëgg a nekk nihiliste toujours yow ci côté saaga ngay xool bëgg a dóor mais bu dul woon police ak gendarmerie ak douane république du existe loolu am ba ñuy wax ay droit te ñiy xeex ñiy chargé police tey di défendre loolu mais ñoom ñooy défendre góor jigéen et tey bu ñu waxee saaga ci ko police nga ànd ak ñoom bu ñu cautionné góor jigéen nga saaga leen c'est-à-dire souvent doo xam nit ñi lan la ñuy xalaat gis nga resté leen ci wàllu dëgg rek moom mooy sax demande chaque année li ñuy jox ci ay autorisation dafa néew ba léegi am na ay quartiers yoo xam ni fii ci Sénégal wala ay dëkk yoo xam ni pharmacie luxe la fa alors ñi bëgg ubbi pharmacie yi ci gox yi gën a sori ci Sénégal ñu ngi fi am nañu ay moyens jàng nañu ko autorisation donc moo tee ñu ubbi ko mais bu fekkee nit ki dafa tawat ñu bindal ko ordonnance mu war a faju te amul pharmacie bu mu ko jëndee te ci biir pharmacie yi aussi ci biir demande yi am na ay info yu commencé senn bu fekkee maam da ngay jaay 100 paquetu paracétamol par jour nga ñëw commande par mois nga ñëw commandé 10 000 paracétamol foo koy jaayee ñen nga koy jaay ñen ñoo koy consommer donc dafa am benn mafia boo xam ni faaw ñu leeral loolu ba noppi bu fekkee nit ki dafay indi garab fii Sénégal fan la koy jaay xam nga ki jël ay millions def ko ci médicament di ko fraude pour dugal ko Sénégal am na cible bu mu koy jaay xam na fan la koy jaayee ji ñooñu di ko jëndaat itam xam nañu fan la ñu koy jaayee ñaata yoon ngay gis ku dem pharmacie te du am garab dem kër sëriñ bi jënd ko fa donc bu ñu bëggee xeex trafic médicament bi faaw ñu ubbi pharmacie yi mu doy ci Sénégal ba nga xam ni saa boo amee médicament mën koo jënd bi ci des générique yi nga xamante ni bii jàpp na la nañu ko nit ki ba bu ñu la nee bii 5000 francs lay jar am na bu mel ni moom te tolloog moom di jar 2000 boobu itam ñu gën ko sakkanal ba nga xam ni néew doole yi daañu mën a am accès ci médicaments yi lu dul loolu ku tawat di nga faju médicaments yi ci mbedd mi la ñuy jënd te xam nañu ko ñoom boo demee marché Tilène da nga gis jaaykatu doom yi di taxawaalu bii day faj ba bi metti bi loxo bi metti bi tànk bi metti donc amaguñu volonté pour xeex ko dëggantaan douane nag mu ngi def liggéeyam ni mu jaadoo mooy fexe ba dogaale loolu bu dugg si mais nag bu ñu jàppee benn xalaatal ñaata moo jàll bu ñu jàppee benn xalaatal ñaata grave mooy bi ñu ñëwee di gas forage ak OFOR dañu amoon confiance ci Sénégal parce que office la boo xam ni waa Sénégal ñoo ko moom mais ñun ba léegi consommateurs yi sénégalais yi surtout dëkk yooyu ay Tent Baab ay Kër Saadaaro Kër Madaaro dëkk yu ñi nga xam dañu dëgmal di génn ci village di dem ville maanaam rural dem urbain da ngay gis ni yëpp dañu jël seen exploitation gis nga li ñu defal Aquatec boo ko defaloon golo sax mu nekk milliardaire golo wallahi gasal la forage dafa la branchement nit ñi abonné ba noppi ba lépp noppi ñu ñëw jox la gestion bi et li ci gën a grave mooy Aquatec bi muy ñëw dafa fekk forage bu nekk localité bi dafay am ndox 24 heures sur 24 maintenant da ngay gis localité bi ñooy am ndox la journée beneen côté bii ñooy am ndox guddi gi boole ci yokk seeni ay facture ci façon boo xam kenn mësu koo gis ba noppi di jouer ci jour yi par exemple tey la ñu ngi ci mois de juin
mois de juin wala juillet. dañuy def sa facture 28 mai 2 juillet yow da ngay foog ni 2 mois ngay fay comprendre nga. donc dañuy bàyyi ñaari fan ci mai bi nga gis existence mois de mai nga gis itam ci fin wu facture bi 2 juillet nga gis existence juillet. nekk mai juillet da ngay foog ni mai juillet ngay foog ni yow 2 mois ngay fay. fekk ne benn weer la muy mois de juin parce que fee benn fan la ñu fay jël fii ñaari fan. muy beneen xeetu càcc ñetteel bi ci des mooy li waa ji wax sànq seen porte parole bi. boo leen amee les factures 2000 bu xawee tardé benn fan. ñu indi le boo de coupure 5000. muy benn jaay doole goo xam ni gouvernement bu Sénégal bàyyi ay étrangers di ko def ay sénégalais la kenn xamul fan la tege bu seen eau moom moo pur non seulement joxewul ndox seen eau quartier yëpp yi coupé. mais mi ngi commencé jël. xam nga OFOR dafay gas jox Aquatech exploitation mais dëkk yi gën a mag yépp seen eau moo ñëw jël gestion ndox ba fekk na fa installation fekk na fa ay compteur fekk na fa lépp ñëw jël forage bi di ko exploité mais force nit ñi kenn ku nekk da ngay defaat beneen abonnement te beneen abonnement boobu dafa am délai bu muy jeex bu délai bi passé au lieu nga abonné ay 19 000 wala 20 et quelques mille mais da ngay abonné plus de 100 000 francs mais ak càcc ak arnaque goo xamante ni bi man loolu nu ko gouvernement bi mën a bàyyi gars yi di ko orchestré ci biir Sénégal la kenn comprendre lan la parce que loolu amul explication. techniciens yi. nañ ci wax moo sooke affaire yi. grève techniciens yi mais déjà ñu ngi commencé indi amalgame parce que ñu ngi am na yenn ci ay association ay producteurs. ñu ngi commencé dal ci kaw techniciens yi alors que ñu ngi def erreur bu mag a mag a mag techniciens yooyu mooy tax ñuy am jiw. techniciens yooyu mooy tax du ñu leen jox jiw boo xam ni genn wàllu saaku gerte bi suuf lay doon. nañu xeex loolu ba noppi xeex itam. ni ñuy jële suuf si ci baykat yi. pour ñu mën a am espace bu ñu bay mais bu ñu fi nekk ñoom baykat yi bu leen kenn nax awale ko ci wàllu politique ñuy attaqué ay techniciens ay ingénieurs agronomes yi nga xam ne politique ñu xam-xam la ñu am di leen jàppale ci wàllu mbay mi ingénieurs yi ay victimes la ñu ci ni ñu leen ñàkk fullaale ci condition de travail yu baax pour ñu mën a assister baykat yi. te boo pratiquer ingénieurs yi nga xam ne depuis 83 doon naa travailler ci ay ingénieurs suñu village ci ay xeetu dugub semence jiwu suuna yoo xam ne dañ ko doon jéem a certifié ak benn technicien ndeysaan mu ngi tuddoon ñaa nga xam ñoom liggéey bu am solo bi ñuy def gis nga semence certifiée lu avéré la lu am la. donc baykat yi nañu ànd ak techniciens yi. te bañ a topp wàllu politique gi pour di leen attaquer bu ñu dumbooyoo mbay mi daañu gis conséquence bu ñu eggee ci jamono récolte bi xam naa nañ ci gën a yàgg. waaw léegi ñu dem tool incha allah. léegi ñu dem ci tool incha allah. Sénégal li même rek. Sénégal nguur la bëgg. africain nguur la ñu bëgg. seen candidat yu bari yii nii dañu liggéey seen population gis nga nit ki. mun na amal population njëriñ. te du xëccoo wala mu nekk maire. kenn ku nekk teg nga ay privilèges yu maire yi di am de façon illégale. nga teg ci bët rek. jàpp ni ci xëccoo ci élection la ko amee war naa ko mën a am gis nga politique gi ñu jël yenu di lëre nit ñi ci jamono ji man sax fi nekk nii gis nga maam man dinaa jéem a wax fii suñu rédaction fii ku nekk candidat sa local. boo ko bëggee wax fii sa da ngay fay. Oui foog ñu jëm foofu. candidat yu bari yi ñoom candidat nga yow liggéeyal pour sa population amala sa askan njëriñ nga laaj leen kàddu ñu fal la ñu bëri ñu ne ay candidat la ñu maam. yàlla xam ne amuñu sax lu ñu joxe caution. da ngaa foog élection yi noonu la yombee. caution yi ay millions la def foofu ñaata la. fukki millions la ñuy wax a gum de. am ñoo xam boo leen bett fëgg leen tey. enveloppe bu diis la de. bu ñu yaakaarul dara ci suuf wala lu ñu lijjanti amuñu sax 2 millions di ñoo mën a yem de. affaire bi yombewul noonu foog nga liggéey lu ko jar foog ngay def ay proximité foog nga liggéey lu toll ci 2 jàpp 3 at. waaye tëb lay ni cëpp ci géew bi di jox leen ma seen dëkk dama ko bëgg a jiite mais yow ba nga jiitewugul lan nga def. yow dëkkoo fa doo fay fréquenté doo fa doon dem ngénte amatoo fa ay copains amoo fa ami d'enfance jékki-jékki rek xam nañu ma nit ñi bëgg nañ ma comme par exemple ki nga teg sànq te mu dëkk ca jam ñaajo. waaw nee na nit ñi teg nañu ma bët. bëgg nañ mais maa ko ëppi fans du loolu. affaire bi du loolu du loolu nañu respecté nit ñi ci seen ay discours yaa xayti mu dëkk jam ñaajo xam na ko. Pape Man non mooy xam nañu bu sa amaam bu fa yeggoon am na loo yéene pour tëngëj au moins def nga si benn taabalu gerte caaf su buntu kër au moins waaw tëngëj laa dëkk fa laa juddoo fa laa màggee dañ ko singale rek moom fës la dañ koo singale rek mais li mu def sañ na ko de te loolu mooy dëgg gis nga démocratie faaw kenn ku nekk joxe xalaatam xëccub local ku ne fa nga natt sa bopp ba xam ne am nga fa poids da nga fay xëccu mais li ma waxoon démb lay waxat de liste parallèle yu bëri góob ma ko jeu la rek boo xam ne mu ngi ci xam nga coow bi lan la dafa am ay parti politique yu bëri yu bokk ci coalition
Benno Bokk Yaakaar. ay parti yu bëri la. te coalition boobu en même temps dañu am ay représentants ci biir opposition bi. te fi ne ñuy wax ay élections locales est-ce que xam nga élections locales yi 23 juin bi ñu ko jàpp wóorul. décret bi tax ñu amal ko génnagul. motuwaay yi génnagul. bindooguñu ci liste yi ba léegi nii. kon ba léegi nii sax date boobu wóoragul. et déjà date bi fi mu tollugum muy datu la élection locale yi dàq na automatiquement élection législative. gis nga fi mu nekk nii fii ak nekkuñu ba commencé def campagne duma jàpp ne élection yi dafay am. loolu benn la ñaareel bi ci des mënuma toog di noppi mukk ni Sénégal démocratie mu ngi fii avancé. fii ak du ñu respecter calendrier électoral bi illégalité bi nekkoon wala illégitimité bi nekkoon ci maire yi. bu duggee ci biir assemblée nationale comme ni mu nekk tey ci haut conseil des collectivités territoriales mais dinañu laaj nag suñu kilifa yi est-ce que jàpp nañ ni am na ñuy xalaatandoo ak ñoom am réew institution la am réew ay constitution moo ko ŋànk ak ay institutions yu fa nekk du marché Sandaga ba fa la neex teg sa taabal. mais tey ni ñu gérer suñu datu élection yi foofu na ni ñu gérer suñu institutions yi ak nit ña fay nekk avantage yi ñu am da ngay am oto da ngay am carburant da ngay am logement ñu ne la telle date ba telle date la sa mandat di jeex ñu bàyyiwaat la 1 an 2 ans nga continuer nekk fa ci réew boo xam ne tey boo taxawoon ŋàññi institution doo fa naan say tànk du laal suuf boo ŋàññi woon suñu constitution yi say tànk du laal suuf mais kon nañu respecté Sénégal yi nga xam ni ñooy nation bi tax ñuy wax république di wax démocratie di wax ay institution ki constitution ñi seen mandat yi jeex nañu dem maire yi jeexal nañu bu yàgg mat na 2 ans au conseil des collectivités territoriales jeexal nañu seen mandat député yi seen mandat xam mënoo fexe ba élection législative nekk mois de juillet 2022 mais léegi ñu ñuy tënk ñu rek ci ay liste parallèle yi du réalité ci ñoom wax naa ko démb Macky Sall amul faiblesse ci kanamu ñu mu àndal. faiblesse bu toll ni ngay naan ci mbalkam ba noppi ni ko fii li mu fi wax du ma ko def leneen laay def. parti yi ndaw yi nga xam ñoo àndandoo ak moom nag. man ñooñu laa yërëm ak parti yu mag yi nangu ñu tas leen. loolu ci tukki njiitu réew bu Sénégal bi mu defoon fan yii ngeen koy woowee nan économique. tournée économique nangam économique waaw. néew na ku ngeen gis mu takk masque ci rencontre yi néew na taluñu sax ay mesures yooyu nga xam ni jëloon nañu ko donc ñoom nañu assumer ñoom itam seen ay responsabilités. mais message bi may jëmale ci Sénégal yi yéenay jënd ceeb te amoo leen salaire yéenay jënd diw mu yokk te amoo leen salaire yéenay jéem a am kër te amoo leen suuf loo leen am ñu nangu ko yéen Sénégalais yi yéenay jéem a jënd móol wala fer te amoo leen ko parce que ku ni siiwa am benn pain boo lekk. doo xalaat yooyu yëpp. alors yéen dañu fi tëjoon atum lëmm mënoo leen dem mënoo leen a dikk yéen na fi seen i papa gaañu te mënoo leen a dem seen i yaay gaañu te mënoo leen a dem yéen nu tëj mënoo leen a tukki yéen a ñàkk seen i ay avantages ak seen ay privilèges yu bëri ndax li ñu leen tëj te ñi leen tëjoon tey la ñu gën a am xolu tëj leen prenez vos responsabilités teel a gàttandu feebar bi balaa moo ñëw ñu leen di tëjaat parce que li ñu tëj ak li ñu sababal ci ndóol daaw ak ren li ñu fi créé ci ay chômeurs li ñu fi tëj ci ay sociétés li ñu fi créé ci ay richards yu bees ça suffit. nga askan wi taxaw jàkkaarloo tawat ji bu ñu leen woowee ci ay meeting yu amul solo yoo xam ne ñu respecté mesures barrières lànk leen. bu leen kenn tëjaat parce que ñi capable la ñu tëjaat leen. te li am daaw ak ren bu ñu tëjaatee nit ñi dee ndax xiif. maam xoolal Covid bi ak léegi ceeb daa yokk diw dafa yokk ciment yokk fer yokk. fëgg jaay yokk nen sax léegi luxe la nen fanweer lay jar nen kii nee na nanga ko nee na menthe fraîche sax léegi dañ ko menthe fraîche dañ ko yokk léegi juróomi dërëm ñett la waaye léegi ñaar lañ léegi ñaar la effectivement da ngay dem ki lay jaay da lay préciser ni la menthe fraîche léegi nekkatul ñetti 25 léegi ñaar 25 la fukki dërëm ngay joxe am ñeenti tàngalu menthe fraîche suukar moom amatul njëgu dërëm amatul njëgu ñaar dërëm si moo fee nee na lax si gerte caafi sax dañ ko wàññi léegi maire bi jaay gerte non de tuuti lay def non sax li mbuus bi ñu la doon jaayee 25 mooy jar léegi 100 francs te boo weddee bu ñu noppee génnam demal fii ci ginnaaw tali bi fii nga jënd fi gerte bu 100 francs man ma dem suñu village Kër Songo jënd la fa gerte mbuus 25 mu tolloo ak bu 100 francs bi ñuy jaay Dakar c'est de l'injustice boo xam ni injustice sociale bu kenn mënta xayma bu ñu fa yeggee nag gis nga kaangum bopp ku mu të pour xamoo ni nga mel ni mu mel da ngay làmb sa kaang nu sa kaang mel la kaangu keneen mel askan wi ñëpp a sonn mais ñi ci kaw
yëguñu sax coono. sikki ma lakkandoo. sikki ma lakkandoo seen yos. prisonnier moo nekk fii ci biir kaso bi. woo ñu téléphone ci tës bi. wax ñu situation bi ñu nekkee ni mu nitee dugg na xeex am fa. mutinerie ba. ñu cuisiner ma de 13h à 1h du matin. waaw ñu ngi fàtte xaju fi. ba sama avocat Dior mujj fa ñëw. waaw mais Mansour man ab prisonnier rek moo ma woo. appel en direct. waaw ñu yóbbu ma kooku na la def ba am téléphone ci biir kaso bi booy jëndee nag génn accordé ak interview taxaw nii. félicitations à Babacar mi ka ñëw. moo ko ñëw Babacar. macha allah Babacar def nga lu rafet. ay te ñu gis wàllum découpage bi gis nga Omar Gueye ak ministre de l'intérieur Antoine Félix Diome lañu ci wax seen bëgg-bëgg moo di ñu def seen kéem kattan ba découpage bi doon ak ngëneel ci askan wi waaye gis nga askan wi yow sa kunun ñoom nee nañu bëgguñu benn yoon ñu boole leen sa Sangalkam. mais Sangalkam nag li mu tibb yaatu na de. non bari na moom. waaw li mu waabale yaatu na trop man Almadies 2 maa ngi laajte fan la féete. donc pratiquement côté boobu boo xoolee jaxaay donc moo xaw a isolé wu dem ci côté Kër Massar et Almadies 2 pratiquement ak Zac Mbao ñoo xaw a taxaloo sans fili Rufisque maa ngi doon xalaat Almadies 2 sax xëy na bokk tëngee ci c'est Sangalkam sans compter léegi Kër Ndiaye Lo Sangalkam jëm noonu la mu waabale yaatu na de. Kounoune rek gis nga ni mu toll. waaw Kounoune rek ni mu toll. Cité Maba Guissé ñoom yëpp ñu ngi si biir. donc séddale ci daanaka lu ñu waajul faaw mu am ay jafe-jafe. mais bu fekkee am na ay infrastructure de base yoo xam moom moo koy accompagner ngir soppi nekkin wu sell ci askan wi laa bu boobaa sax ñu mën a wax bu fekkee itam gën a valoriser habitation bi foofu ci ñi fa dëkk seen nekkin taxoog ca laa nga itam jar na ko mais damay xalaat ñu précipité ba bañ koo gàttandoog li mu laaj ci wàllu kaaraange. li mu laaj ci wàllu waajal ay inondation ak yu mel noonu donc loolu yëpp boo ko dajalee d'emblée bon. xam naa ni politique moom laxasu na ci. mais njort naa ni politique yi aussi buñ ko defee ndax politique itam daañu ci lal ay jumtukaay yoo xam ni askan wi daañu nekkin mu sell loolu lañ leen di mbébétal mais en tout cas Sangalkam moom am na bàjjent wax kat dossier booy jënd comme yeneen dossier yëpp détention préventive ñu ngi koy xeex toujours di ko xeex daanaka même ñoom ñu nekk ci biir justice sax xam nañu ni jaadu ñu ngi koy xeex et ñu ngi ci def ay jéego mu ngi am ay changement te njort nañu ni dana dem ba ñu gën a respecté nit ki ak ay sañ-sañam mais nañuy tenir compte aussi bu fekkee ay cas individuel dafa am comme bu booy jinne mun ma jël kaawu ñëpp yamale leen ak kaawu booy jinne mi évadé 12 fois du ma wax ni dañ ko tooñ parce que dañ ko yéex a àtte parce que bu fekkee téye nañ ko lu ëpp ñaari at mais ci diggante daw yi est-ce que yëpp ay ñaari at la faw ñu jàngat évadé prison lan moo nekk penam loolu magistrat bi moom moo la ko mën a wax am na peine boo xam ne aju na ci surtout koo xam ni évadé na lu toll ci fukki yoon ak ñaar est-ce que li mu daw lépp boo ko totalisé ci li mu tëdd ci atu kaso mot na fukki at ak ñaar. yëpp ay question la yoo xam ni sans compter def yi am ak lan moo sabab ak jàppam ak diggante jàpp bu nekk lan moo ko sabab tey ñu nekk ay victimes ndax booy jinne par exemple ki jiite woon prison bi donc mi doonte woon nañ ko muté mais sanction la alors que yooyu yëpp mënoon na ñàkk c'est-à-dire que dafa am ay cas individuels yoo xamante ni ay quelques personnes yu am ak population bu Sénégal gi yëpp benn problème boo xam ni dina tax ñu jam suñu justice dina tax ñu jam suñu force de l'ordre yi dina tax ñu jam suñu administration pénitentiaire te li ëpp ci seen ay démarches day tegu ci wàllu manipulation yooyu nag ñooñu nag di teey ci seen ay mbir pour justice def liggéeyam def ci am solo kenn waxul booy jinne buñ ko jox ay droit am mais itam nit ku nekk dafa am yow lu la war sa diggante ak peuple bu Sénégal sa diggante ak justice bu fekkee da nga taxaw lank ni doo ci tënku dafay am du ñu la mën a jàppe comme tout le monde bu boobaa justice am na leneen lu mu waajal ci wet gi loo xam ne ay sanctions lay doon contre toi xëy na nag moom Boubacar Ba magistrat la moom a gën a xam yoon mais bu càmbaraatee jaar-jaar booy jinde ak histoire am question bi dina tënku ci est-ce que dañ ko xañ droit bi mu moomoon wala xëy na moom moo ko xañ boppam ci actes yi nga xam moom lay def parce que ku daw fukki yoon ak ñaar ci kaso loolu leneen la lu tee ñu xool réforme yi nga xam ni defoon nañu ko ci njiital professeur Moustapha Souran nga xam ni def na ci liggéey bu am solo dossier yooyu anam fan la toll de toute façon en tout cas wax nañu xoolaat réforme yi wala ñu amal ay ndaje yoo xam ne dinañ ko jagleel wàll boobu parce que nit ñi Sénégal aussi dafa mel ni seen àdduna lépp suuf la lépp suuf la dëkkuwaay rek benn hectare doyul non du dëkkuwaay bu doon dëkkuwaay du am problème exploitation bi am na ñoo xam ne dañuy jëndul mat fukki hectare mu nekk fa fukki at duñ ci exploité duñ fa def dara lu dul dañ koy miire donc parce que nee nañu chaque jour
valeur bi di gën a njëg bi day yokku. am ñoo xam ne dañuy jënd occupé ko ba faf dee bàyyi ko fa xam nga mu mujj ci yeneen i loxo surtout ci triangle bi nga xam ne moom la waa urbanisme génne woon ni mooy habitation yi muy Dakar Thiès Mbour non foofu spéculation bi fa nekk dafa jéggi dayoo te yooyu yàgg dina indi ji problème moo tax faaw état bi xam li ci nar a am ëllëg comme problème te xam na ko mu teel ko gàttandu ndaje nag am na solo mais li ay techniciens càmbar jàngat ko ba def ko ci ay kayit nañu sàmmante ak moom maître Doudou Ndoye du n'importe qui te moo jëkkoon a jiite këf kooku si jamonoy Abdoulaye Wade def ci jàngat bu am solo ginnaaw bi ndam si yàlla si professeur Moustapha Souran ñooñu di ay nit yu xam yoon càmbar suuf si def ci réforme yu am solo application bi rek moo des donc dañuy interpeller état bu Sénégal ñu sàmmanteeg réforme yooyu te wax nit ñi la moo tënku ci réforme yi pour ay changement mën ci am surtout président nee na jàmbat yi muy jot ci bureau am daanaka téeméeri jàmbat yu nekk lu ëpp juróom-ñetti fukki yëpp ci wàllu suuf lay doon donc mu xam ne suuf kon am na problème Sénégal actuellement pouvoir moo bëri doole surtout déplacement président de la République mënut a yem ak déplacement ñeneen mais boo demee ci gox-goxaat yi ñu ngi yëngatu waaw ñu ngi yëngatu ñu ngi def ay pexe pour jéem a am ay coalition ci gox-goxaat yooyu te ñu ngi ci def ay liggéey yu am solo gis nga balaa ñu yegg ba ci ñi ci nguur gi muy waa Benno Bokk Yaakaar di juboo ci seen diggante parti yi bay taxawal ay coalition yu ñu mën a suuboo ci élection yi dina fekk ñu nekk ci opposition bi aussi ci gox-goxaat yi nañ moytu sax ñooñu devancer leen xëy na nag déplacement wu alal ay moyens ak bu njiitu réew moom mooy am benn xumbaay boo xam ni mën na bën a bokk ak ñeneen ñi liggéey ci façon stratégique mais mbetteel mën na am ci élection locale yi de yuuxu ji fañ ko yaakaar oui mën na am ci élection yàlla baax na gars yi ñu ngi waaj bu baax a baax suubu ci élection yaa ngi liggéey ci suuf waaye même personne influente yi nga xam ne duñu sax politique ñu ngi liggéey parce que xam nañu léegi comprendre nañu ni wàllu localité affaire engagement wu waaw civil bi la ki nekk engagement wu citoyen bi la ci localité donc bokkul ak nga nekk sax politicien bi ñu ci nandee loolu nag dañuy jàppaleen seen biir pour indi ay changement ci seen ay localité dafa jot ay